waaw kon nag mbokku téléspectateurs yi internautes yi seetaan sur la TMS TV ñu ngi nii jëm stade arène nationale du Sénégal nekk fii ci Pikine ci bés bu mag bi nga xam ne nii PAF production maanaam Pape Abdou Fall production moo ko tëgg ci diggante Papa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Siteu ngeen gis nag ci deux voies yi nga xam ne moo jëm ci arène bi embouteillage bi fi am vraiment ak xale yi nga xam ne ni ñu ngi dox xam naa ne jombul xale yi ay parcelles ak yu demee noonu lañ jógee di dox nii nag war a jëm ci stade bi maanaam coono bi sax xale yi duñ ko yëg dafa mel ni xale yi duñ ko yëg waaye nag xam nga làmb moom moo toll noonu tey combat bi nag bañ ko tëggee daanaka yàgg na ñu renvoyé ko fi ñaari yoon ndax affaire feebar bi nga xam ne moom moo gane si ci àdduna gane si ci Sénégal waaye tey nag defe naa ne bu soobee yàlla dans quelques heures Papa Sow ak ki nga xam ne moom mooy Siteu dinañuy fas yéene jàkkaarloo nag combat boobu nag defe naa ne képp ku ci pronostiqué rek da ngay wax lu la neex wala nga wax supporter ndax ñaari nattangoo lañ xëy na Papa Sow moom moo jiitu Siteu ci làmb ji loolu ñëpp xam nañ ko waaye Siteu tamit dafa dem ba làmb boole ko ak Papa Sow te Siteu mbër yi nga gën a populaire tey ci la bokk tey mu boot tey mbooloo mu takku tey dem na ba sax mbooloo moomu tey mooy pour Siteu ba nga xam ne tey du day def tout pour bañ a daanu gis nañ ko combat bi nga xam ne ni moom la bëree ak Zarko ak yeneen combat yoo xam ne nii bëree na ko Papa Sow nag tey combat bi dafa am importance ci moom lu tax mu am importance ci moom ndax Papa Sow dafa génn écurie de Fass bi mu génn écurie de Fass mu dem créer écurie bu bees ñu koy wax école de lutte mu tudd Jàmbaar Wrestling Academy bañ ko créer ba léegi nag moom mooy tête de file bi mu dem yóbbaale ñoom Balla Diouf ñoom Franc ñoom Gora Sock ñoom ñëpp ñu nekk fa ak ñoom Garga 2 loolu moo tax tey combat bi dina diis ci moom waaye ku xam Papa Sow xam ne écurie ba mu génnee muy Fass dañoo mën bés te defe naa ne am nañu Fass stade bi nag ñu ngi jub si stade bi vraiment dispositif de sécurité mu ngi nekk en place gis nga barrière bi ñu fi teg vraiment dispositif bi ñu ngi nekk en place waaw gis nga même oto yi nga xam ne dañuy dem ci làmb ji sax waaw gis nga ko non waaw mais lan ngeen di kaas. mooy circulation bi am fii père dañu fi yàgg trop. vraiment. waaw mais xam nga contrôle bi moo mel noonu rek dañ bëgg. stade bi sori na te duñu bàyyi ñëpp dugg moo tax. non stade bi dafa sori ba pare doo andee sa oto pour nga dugg sa day miti quoi. loolu war nañu koo xoolaat quoi régler ko aussi. parce que am na combat bu ñu ko tegee fii nga yor sa oto moom boo ñëwee doo teel a dugg saa su ne da nga yàgg si biti miti na trop. mais dara sëñ Fallou rek day baax waaw dégg nga loolu réaction maanaam automobilistes nga gis aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy borom moto yi borom moto yi tamit dégg ngeen leen waaw dégg nga borom oto yëpp a ngi kaas nit ñi waaw mais dégg ngeen borom oto yi mais loolu di kaas nii non instant bii gars yi dañoo organisé wul quoi parce que fii dafa xat la def parce que dañoo waroon a am organisation bu rafet nga xam ne ni embouteillage bi war na bañ a yàgg waaw parce que ñun tey làmb ji daf ñu ñoral te ñu ngi ñaanal Papa Sow yàlla may ko ndam waa parcelle nga waa parcelle lañ waaw te igrim lañ nekk yaakaar nga combat bi nag gaaw non dina gaaw Papa day duma day daan waaw day leer barke ñoo ko mën bokkuñu sax billaahi wallaahi voilà dégg ngeen si wax supporter boobu dégg ngeen aussi supporter boobu dégg ngeen ko léegi vraiment gis ngeen borom moto yi tamit ñoom nag bu xatee rek mais yéen yéen a ngi yoxu su kaay waaw gis nga lamb ji waaw taw feex rek waaw ñu ngi si mbër bi on est à tout à l'heure très bien alors dégg ngeen réaction supporter ak borom oto yi mais nee nañ daal circulation bi daal xat na trop gis ngeen ko même ñun sax dañoo wàcc nii di dox Makara dañoo wàcc di dox fu mu ne nii waaw dañoo wàcc di dox mais ñi ñaan lañ waaw mais loo leen indi dam lañ indi tey xalaat perte la waaw non mais dama def la nànk bëre ngeen indi wala xeex moo xeex lépp lañu indi loo xalaat bëre Siteu ay dëgg rëcc sa pour yow ñu tamit loolu la ay rëcc bu doon lañ dëkk tous nag dara xewul dërëm yal kese ndam rek essay dañoo bëre ba pare dañu jëli lu ñu moom waaw dégg ngeen waaw dégg ngeen réaction supporter Siteu yooyu dégg ngeen réaction Papa Sow alors donc ñu ngi nii jëm ci stade bi. ngeen mbooloo mi ñu ngi nii nag à 100 mètres vraiment de l'arène nationale nga gis aussi xale yi nga xam ne nii ñu ngi nii jaar ci wet gi
ci am na fi benn genre mbartal foofu lañ jaar nag di dox xam naa xale yi nga xam ne ni ñu ngi dëkk ay cité Lobat Fall yooyu foofu lañ jógee comprendre parce que fii chantier la mais quand même dégg nga leen ñi ñu ngi def xaw ma nag am nañ billet amuñ billet mais en tout cas daal dañ leen topp ba xam ñoom nan la ñuy def ba dugg biir stade. gis nga cordon bi gis ngeen cordon bi ma ne ko gis ngeen cordon bi waaw cordon de sécurité bi gis ngeen ko cordon de sécurité bi gis ngeen ko waaw gis ngeen cordon de sécurité bi ñu ngi nii nag xam naa ne di yegg si ñu ngi dugg si cordon de sécurité bi ñu ngi dugg si waaw gaa yaa ngi ni taxaw di xaar waaw il faut ñu ubbiwaat buntu bi il faut ñu ubbiwaat ko waaw kon nag Papa Sow mooy déggu si nii waaw mais maa ngi ziar fils waaw mais kii nga doo lu bees tey Parcelles sans frontière la tey ñoo indi Papa Sow tey Papa Sow ngi nii di waaj a dugg gis nga nag mbooloo mi takku dégg ngeen coow lu fii ci buntu bi wàccee nañ bagage yi nag gis ngeen léegi benn chaise ak benn banc gis ngeen ay bagage yaa ngi nii di dugg waaw xam nga nag contrôle bi dafa xaw a sévère fii contrôle bi dafa xaw a sévère toujours bagage yaa ngi wàcc fii en direct maa ngi noonu waaw buñ ne mbër mi nag kenn ki la rek mooy xale bi jógee Parcelles Assainies tey le leader de Jambar Wrestling Academy Papa Sow mu nar a def nag sa première sortie gis ngeen ko nii ci oto bi nag mu am yuñ koy defal loolu nag moo làmba ànd tey Parcelles Assainies gi yëpp mobilisé ànd ak moom tey li ma wax ne tey Parcelles sans frontière tey c'est une réalité ànd ak mbaru Parcelles yëpp mooy waaw gis nga ko sotti nañ ko gis nga papa ni mu wàccee ndeysaan papa ni mu wàccee tey waaw papa ni mu wàccee tey gis ngeen ko mu am luñ ko sotti gis nga ko mbub mu sol bu weex mi am benn gàcco benn sengoor bu xonq waaw gis nga ko mu ngi noonu di dugg si nag le leader waaw gis nga ñu ngi lal waaw gis nga am na lu muy wax Papa Sow wàcc na sol benn blouson tubéy blouson bu verte ak benn mbub mu weex mu ngi nii di wàcc nag xale bi jógee Parcelles Assainies boot Parcelles Assainies yëpp boot Ndakaaru mu ngi nii di yegsi ci làmb ji le leader de Jambar Wrestling Academy boot Sénégal mu ngi nii doog a yegsi xale bu jàmbaar bi xale bu mën a bëre bi mu ngi nii doog a yegsi nag gis ngeen ko mu ngi noonu nag waaxu nag ak détermination fas yéene nag dugg ci biir làmb ji gis nga ko ñoom Ibulaay tey Parcelles yëpp def benn bopp tey kon nag Papa Sow noonu la duggee. Dembélé tey mobilisation bi noo ko gisee. bi ma duggee ci làmb ji ma xool ci kaw ma gis supporters si tey. nekk presque partout dans le stade. dans l'arène. ma am fierté. fierté bi ma am. ce gosse là il a beaucoup de mérite. dëgg la. si défaite la jógee mais ba tey axlu supporters yi ñu ngi koy topp di ko sopp lu mu bëgg ñu def ko lu mu bañ ñu tere ñu tere donc ce gosse là Siteu nañ koy jox combat tous les jours c'est vraiment un champion nga xamante ni dafa mérité lamb soutenir ko xëy nañ ko kase gaa mais lu ko indi nii tey c'est tout un mérite maintenant par rapport au combat jàpp naa ni grand contre petit la Papa Sow li mu bëree si combat ci lamb ji si génération bi amul ku ko bëree. dëgg la ça veut dire quoi ça veut dire que Papa Sow c'est un lutteur très 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 compétitif. jaar na ay préliminaires yu dul jeex
doog a accéder à un combat de déclassement des combats de VIP. Donc combat entre expérience la ak jeunesse. Siteu gëm na ni mën na bëre man déjà depuis quelque temps maa ngi koy critiquer le fait que Siteu dafay bëre mel ni mbapat la nekk. maanaam buy bëre du si calculer xeex. pour man Siteu dafa war a def di bëre comme Modou Lo lu muy defee. Modou Lo buy bëre da ngay sooy bëree ak moom da ngay calculer ni kii su ma ko jàppee est-ce que du ma uppercut su ma ko jàppee est-ce que du dóor sama kanam coup et cetera Siteu loolu moo ko manqué ci làmb ji. donc par rapport à sa jeunesse Papa Sow bu deful ndànk Siteu bu indee xeex bu jaar yoon mun na ko déstabiliser te bu ko déstabiliser comme démb combat bi amoon entre Kawa Gourdin ak Thiatou Daouda Fall. Thiatou Daouda Fall c'est un grand technicien am doole wóolu boppam mais buñ ko dooree ku dañ ko déstabiliser finalement presque coquille vide lañ fekkoon jàpp ko daan bu yomb waaw. mais est-ce que yaakaar nga combat bi dina gaaw. combat bi Papa Sow buñ ko bàyyee mu bëree comme ni mu daan bëree maanaam Papa Sow c'est un lutteur qui ne calcule pas l'adversaire au coup de sifflet généralement day dox sa kaw door ay coup jàpp la bëree te il est très vivace bu fekkente ni il retient sa vivacité yi mu amoon depuis lors jusqu'à présent combat bi du warul yàgg parce que Siteu bëreekat la buy bëree si du daw du arrière donc ça veut dire que dès à présent jàppante dina am te bu jàppante amee normalement même bu jaxasoo amee quelques minutes la mais combat bi warul yàgg incha allah. xeex bi kan lay avantage. xeex à distance dina avantage Siteu bu nekk à distance parce que loxo yi dafa jot macha allah tànk yi dafa jot. mun na door du génne ba déstabiliser Papa Sow mais Papa Sow xeex combat rapproché arrangé na ko maanaam moo fexee ba jàppante ak moom mu koy door ay coups si biir bi maanaam ay uppercut bu ko defee mun na ko déstabiliser après le reste mu achever ko. merci beaucoup Abdoulaye Dembélé mon ami mon confrère de toujours avec des analyses très pertinentes un observateur averti c'est vrai il n'est pas n'importe qui dans le paysage médiatique de la lutte Abdoulaye Dembélé que nous saluons au passage donc ñu daw jëlaat ambiance ici le 5 décembre fii ci 2021 ci arène nationale ci diggante Papa Sow ak ki nga xam ne nii moom mooy Siteu bu Lamsar à tout à l'heure waa fils waa Memphis ñu ngi lay ziar Memphis combat bi dafa gaaw mais gis nga loolu damaa liggéey lu métti ci combat bi waaw sama père Balla Diouf Papa Balla Diouf waaw ma teg lu métti ci combat bi di ko sant bu baax di ko gërëm di sant waa jàmbaar wala si nga académie yëpp di sant waa Rock énergie yëpp dëgg la ndax ñaari écrits yi laa préparé combat bi maa leen di sant bu baax di leen gërëm père liggéey yu métti lañ ma doon liggéey loolu bi ngeen dawee mu bëggoon génn ci saaku yi waaw ma defaat rotation xëcc ko ci géew bi waaw ndax benn song la war a doon loolu lañ ma liggéeyal dañ ma ne combat benn song la boo ko songee daa war a daanu moo tax ma song ko rek appliqué lu ne sa kanam samay morom rek sama papa as mi taxoon fii as ku ma wax ne ma kii ngay bëre rek ma bëre kooku wallaahi man mënu ma bañ benn mbër man 2 victoires la am ak benn défaite mbër bu bëreegul sax bu ma ko jox rek may bëre moom an sa papa Modou Lo sama papa Modou Lo mu ngi fi mu ngi waajal bés bi di ko sant bu baax di ko gërëm jërëjëf ñaanal yàlla may ko ndam jàppale na ma bu baax a baax a baax jërëjëf merci beaucoup jërëjëf
ci Kër Bamba Immo Kër Bamba Immo mooy seen agence immobilière bi nga xam ni dafa spécialisé wu lool ci kuy jënd kër képp ku bëgg jënd kër ci Touba ak ci réew mi yépp ñoo lay gunge location kër ñoo lay gunge waaye it nga am sa kër gu rafet defar ko ba mu yànj bëgg ñu gérer la ko ba mu baax luweel la ko di la verser sa xaalis ñun ñooy Kër Bamba Immo fii ci Touba Kër Bamba Immo fii ci Touba spécialiste lañu tamit ci ay terrassement de maison wala boog terrain plan bâtiment construction de maison lépp lu jëm ci immobilier jokkoo la Kër Bamba Immo waaye nag dañu am agence de sécurité sénégalaise pour gardiennage dëgg la dañu lay luweel sa kër waaye dañu koy garder de dara du fa yàqu sécurité ñun dañ ciy dox ci entreprise bu wér te wóor am nañu it service sous transfert d'argent assurance de véhicule toute branche suñu siège mi ngi nekk fii ci Ndakaaru fii ci marché Dalifort 77 339 88 55 wala 77 233 36 17 wala 33 832 37 18 suñu succursale ba nekk ci Touba maanaam suñu place ba nekk ci Touba 28 janook route nationale bi ak station Mac Kër Bamba Immo 77 446 23 40 wala 33 978 40 89